jërë ngeen jëf yéen ñi safoo site internet bi di Buzz Actu 221 ñu neen leen bu baax jaajëfal leen ci kóolu tege sopp bi ak topp bi nga xamante ne rek yi nag ñu koy topp bu leen fàttee abonné di bës cloche de notification yi ngir mën a am yeneen i info. asalaamaaleykum mbokk yi nga xam ne yéen safoo chaîne bi di Buzz Actu 221 maa ngi leen di bëggee di leen nuyu di leen safoo di leen ndamoo saa su ne comme ni ñuy def di leen indil ay chronique ak jàngat yi nga xam ni jamono guñu toon ni mooy am ci réew mi mun nañ ne dañuy ànd ak tey kenn ki nga xam ni mu ngi yoo xam sa droit nag nekk na jàmbaar joo xam ni farul fenn ci wàllum politique wala boog farfoorluwul fenn nekk koo xam ne dafay wax ay jàngatam jëmee ko ci li nga xam ni saa su ne moo am ci mim réew di Sénégal rawat na ci lépp loo xam ne dafa jëm ci wàllum droit tuddee boppam xam sa droit moom nag dafa ñëw addu tey ji jëmee ci li nga xam ni moo di Ousmane Sonko ci bokkam élection li nga xam moo di présidentielle 2029 coow lu bëri na nag ñu bëri ne day bokk du bokk loolu moom nag indi na ci ay leeral indi ci ay article ci li nga xam ne moom la constitution bu Sénégal daal di wax muy sàtt ndey réew mi boole ci nag ak ñenn ñi nga xam ni dañaa nekk ay sénégalais nekk ci biir réew wala biti réew ñoo xam ñu bokk ci pouvoir soit que ñu bokk ci opposition indi wax seen gis-gis saa su nekk comme ñoom ni ñu koy defee mooy Sonko du bokk man nag à chaque fois que damay wax souvent mu nekk loo xam ne lu may jaaxal la mooy lan moo tax ñenn ñi nga xam ne ay politiciens lañ ñoom saa su ne seen yitte mooy Sonko du bokk man loolu dafa maa jaaxal trop xëy na nag souvent ma dox ba si yàgg xalaat loolu daa def sama beneen xel ya daat ma ne dafay mel ni rek état wu xale ba ngay nekk xale da ngay gis ni souvent ki la ëpp doole suñ ñëw di bokk ci foo bi da nga daan kii di bokk dafa mel ni politiciens yi noonu la Ousmane dafa leen ëpp doole ci bépp anam moo tax à chaque fois que ñoom lépp loo xam ne mën nañ def rek pour xajjal la ko ci langue politique bi lañ koy def ci commencé ci président Macky Sall bi fi nekkoon ba tey ñi nga xam ne ay njabootam lañ ba léegi gis ni wala ci opposition bi ñi nga xam ni ñëpp ñoo bokk nekk ci langue politique ba léegi kenn ku nekk accepté wul d'accordul ci Ousmane Sonko bokk ci élection Ousmane Sonko bokk ci langue politique moo xam Ousmane Sonko sax ba ci coalition loolu nag dafa jur ay coow yu bëri mais tamit gis nañu bu baax a baax ñenn ñi nga xam ne ñu woowee seen bopp ay juriste nekk ci mim réew du Sénégal ay avocate souvent dañuy génn di wax jàngat ak leen li nga xam ni dafa jëm ci bokk Ousmane Sonko ci élection 2029 yi waaye nag amaan na ku ci nekk booy wax da ngay xool ni sa boor féetee nga waxee fa doo indi article doo indi dara mais kii di xam sa droit nag moom daf lay indil ay article indi la ba pare cité la yónni la ne dama ci constitution bi ci article sangam moo xam 29 L29 wala L nangam wala cité la ci ay article yoo xam ni yow mi citoyen lambda bi wala yow mii ma déglu ak foo mënta nekk di nga mën a demal sa bopp ci internet bi tapé sa bopp xool lan la sart ndey réew mi wax loolu nag moom lay def à chaque fois que indi ci ay jàngat yu am solo dafay am solo parce que boo seetloo bëriwaa na ñu bëri ñoo xam ne ay juriste lañ wala ay avocat wala lu ñu mel amaana ñu ci ëpp bu ñuy wax xëy na dañuy wax ngir féete wala xëy na amaana wax ngir lan bëgg a fexe la tout ba ñi nga xam ne ñu topp Ousmane Sonko xaw a décroisé wu ngir xool leneen wala boog ngir dem xooli leen ñoom ci loolu nag xëy na amaana moo tax kenn ku nekk à chaque fois di waxee ni nga gisee bëri na tamit à chaque fois que tamit ñi nga xam ne dañaa far ci opposition bi di ay juriste wala ay avocat ñu ni mel ñoom tamit dañuy wax li leen arrangé ñi nga xam ne dañaa xaw a gis ni loolu demeewul noonu far ci Ousmane Sonko ñoom tamit dañuy wax li nga xam ne moo leen di arrangé am na ci ñoo xam ne yàlla da leen may dañu nekk ci dañaa jëm yëngatu ci wàllum droit mais ñoom faruñu ci Paul faruñu ci Jean ñoom dañuy wax rek te yàlla ko tax loolu nag lañ jël tey indi leen kenn ki nga xam ni mu ngi wéy turu xam sa droit moom nag xam sa droit dafa indi ay leeral ci jëmee ko ci lu leer nañi indi ne lii la penc ndaw réew mi wax te lii la li nga xam ne sart ndey réew mi wax ci lii ak lii ci bokk ni ëllëg Ousmane Sonko ci atum 2029 mu nekk acte yi nga xam ne am solo la léegi nag dañuy dem taxaw seetaan vidéo bi nga xam ne moom la ci wax ak leeral yi ak gis-gis bi ak li nga xam ne boobu ba léegi ñi ñu ngi koy contacter di ko laaj xam sa droit Ousmane Sonko lii xam sa droit moom nag boobu ba léegi pataaram boobu nag da cay génn daal di wax ñu dem déglu ko daal di ñëwaat. ñu ci bare ci yéen da ngeen ma saisir jaaxle jàpp ne Ousmane Sonko du mënati bokk ci élection wu 2029 yi ma dalal seen xel loolu du ci dara encore une fois Ousmane Sonko à ce jour amul lenn loo xam ne mi ngi gànkantal wala mi ngi yàq sa candidature aux élections présidentielles de 2029 lu tax ma wax ko Ousmane Sonko infraction bii mu commettre mi ngi tudd diffamation yoon dafa ne lorsque la diffamation est commise par voie de presse elle doit être regardée comme une infraction à caractère politique te loolu du man maa ko wax waaye yoon moo ko wax yoon naka la ko waxee dafa amoon en 1999 une affaire boo xam ne dafa opposé woon compagnie sucrière sénégalaise ak le journal Sud Quotidien dans cette affaire il s'agissait de diffamation léegi dans cette affaire
compagnie sucrière sénégalaise dafa demandé woon la contrainte par corps contre le journaliste juge bi ne ko contrainte par corps man mënuma ko appliquer contre le journaliste lu tax parce que article 711 du code de procédure pénale daf ma ko aaye article 711 du code de procédure pénale dafa ne face à une infraction à caractère politique kenn mënul appliquer la contrainte par corps par conséquent comme diffamation dañ koy assimiler comme diffamation commise par voie de presse dañ koy assimiler à une infraction à caractère politique man juge de cassation mënuma appliquer la contrainte par corps donc j'écarte la contrainte par corps donc arrêt de principe bi mooy cet arrêt de 1999 qui arrête précisément et expressément que la contrainte par corps ne peut point être appliquée face à une diffamation commise par voie de presse parce que la diffamation commise par voie de presse doit être assimilée à une infraction à caractère politique gis nga principe boobu noonu cour de cassation posé en 1999 dans cette affaire du 15 juin 1999 71/1999 képp ku dem Google mën nga gis décision bi da ngay def affaire compagnie sucrière sénégalaise contre le journal Sud Quotidien décision du 15 juin 1999 arrêt numéro 71/99 di nga ko fa gis di nga gis encore une fois ne foofu le juge de cassation dafa wax clairement que contrainte par corps mënuñu ko appliquer bu ñu amee en face une diffamation commise par voie de presse d'accord parce que article 711 du code de procédure pénale moo ne lorsqu'on est en face d'une infraction à caractère politique on n'applique pas la contrainte par corps boo xoolee affaire Ousmane Sonko c'est la même chose boo xoolee Ousmane Sonko dañ ko njëkk a daan en première instance ñu ñëw en appel ñu daan ko waaye ñu toftantal ci la contrainte par corps avocat Ousmane Sonko yi ba ñu saisiré cour suprême dafa jël décision mooy la décision du 4 janvier 2024 ne déet contrainte par corps kenn mënu ko appliquer Ousmane Sonko moo tax Ousmane Sonko kenn appliqué ko la contrainte par corps lu tax appliqué wuñu ko la contrainte par corps c'est parce que le juge de la cour suprême dafa ne comme décision bu 1999 bi man mënuma appliquer Ousmane Sonko contrainte par corps lu tax parce que Ousmane Sonko infraction bii mu commettre diffamation la te fan la ko commettre daf ko commettre par voie de presse par les supports de la presse par conséquent comme Ousmane Sonko diffamation bu mu commettre c'est une diffamation par voie de presse donc mënuñu ko appliquer la contrainte par corps parce que tout simplement la diffamation commise par voie de presse est une infraction à caractère politique conformément à l'article 711 du code de procédure pénale toute infraction à caractère politique on n'applique pas la contrainte par corps moo tax Ousmane Sonko appliqué wuñu ko la contrainte par corps léegi donc ñun ñëpp retenir nañ ne la diffamation commise par voie de presse est une infraction à caractère politique juge cour de cassation moo ko wax en 1999 juge cour suprême ñëw dëggalaat loolu encore en 2024 donc ñun ñëpp d'accord nañ ne la diffamation commise par voie de presse est une infraction à caractère politique léegi nag li ci intéressant mooy la loi d'amnistie dafa ne bépp infraction à caractère politique boo xam ne dañ ko commettre entre 2021 et 2024 man loi d'amnistie faxas naa ko ba mu set par conséquent comme Ousmane Sonko diffamation bii mu commettre c'est une infraction à caractère politique te mi ngi koy commettre si app bii nii loi d'amnistie appel c'est-à-dire entre 2021 et 2024 par conséquent la loi d'amnistie va emporter la diffamation qu'a commise Ousmane Sonko par conséquent Ousmane Sonko article 29 ak article 30 bi nga xam ne bu doon du loi d'amnistie bi dañ koy appliquer mu dal ci kawam du mën a bokk élection 2029 kenn du ko appliquer les articles 29 et 30 par conséquent conclusion bu ñuy tiré mooy Ousmane Sonko dina mën a présenter wu aux prochaines élections présidentielles bu 2029 donc loolu yéen mii di ma contacter arrêté leen di ci werante dafa leer ni lampe bii nii may gis dafa leer naññ te li mu leen di wax képp ku bëgg a dem def ay recherche mën nga dem def ay recherche encore une fois da ngay dem Google nga tapé décision cour de cassation décision compagnie sucrière sénégalaise contre Sud Quotidien journal arrêt du 15 juin 1999 numéro 71 1999 cité Juris Capsa boo fa demee di nga ko fa gis en dehors boobu demal nga. ginnaaw kàddu yi nga xam ni moom ngeen déglu xam sa droit wax ko nekk na ay kàddu yoo xam ni am solo la te ku dégg nu muy waxee bu baax a baax xam nga ni kii parloowul benn yoon. naam sax ñu ngi koy fexee la di ko jéem a xëcc mu jéem a xool ni muy defee ay analyse jëm ci Buzz Actu 221 mais xëy na amaana mën na am position wala ni mel tax na ba léegi àddoogul ci la waaye à chaque fois que bëgg see seen vidéo bi ñu ngi koy woo bu baax mu ñëw bokk ci équipe bi donte sax ñoo koy fekk ci
wala juriste boo xam ne pare nga pour ñëw tamit ba léegi ñu ngi lay woo en travers pour ñu mën a leeral askan bi tamit am na bëri na yu bëri yoo xam ne suñu sañoon fii ci site bi dañ ko fiy bool di fi def ku ci mel ni ay casier judiciaire nit boo ko bëggee am nooy def ay extrait de naissance boo ko bëggee am certificat de mariage boo ko bëggee am extra am na ay points yoo xam ne dafa jëm ci wàllum droit te xëy na amaana nit ñi ñu bëgg nañ ko xam mais xëy na amaana am na juriste yoo xam ne amuñu temps pour di leen ko tegal ci internet bi boobaa nag képp koo xam yow mi juriste di ma déglu wala nga xam lu jëm ci wàllum droit di ma déglu ñu ngi lay woo ci à travers Buzz-Actu 221 boo paree rek suñu numéro mu ngi ci suuf boo ñu contacté rek ñu gën a yaatal incha allah tey jii nag da ngeen gis ni xam sa droit lii lay indi leeral ci ñi nga xam ni dañ koy woo boobu ba léegi di ko laaj xam sa droit ndax Ousmane Sonko dina mën a bokk 2029 ndax Ousmane Sonko ndax li nga xam moom la teg ci ndoddam ndax Ousmane Sonko léegi nag moom ci loolu la indi leeral daal di xamle ko ci ay charte ndey mu tënku ci ay règlement yi nga xam ni constitution moo ko may ci loolu la tënku te ñu ñëpp bokk tënku mu xam le ni nii ak nii waaye yemu ca daal ni la yow mi nga xam ne da ngaa jóg pour weddi dama nga xool charte bi nga jël nga ubbi sa cahier ci livre fi nga xam moom mooy cahier bi nga xam moo tënk ñëpp wala livre la nga dem wala li nga xam moo di ci internet bi bu fekkee yow amoo temps jël livre constitution bi amoo sens jël sa cahier noté ko ci amoo demal ci internet bi mu ngi fa fang ne dang nga bind temps su ko defee di nga dem article temps di nga gis li nga xam ne moom la ñuy wax ci Ousmane Sonko ndax dina bokk ci atum 2029 waaw wala déet mu nekk acte yi nga xam ni kon bokk ñoo gisandoo li nga xam ne moom la ci yëkkati wax ko ci mu nekk ay kàddu yi nga xam ni daanaka leer na naññ man nag damaa jógee foofu daw ba ci Ousmane Sonko damay bàyyi xam sa droit daw ba ci Ousmane Sonko mi nga xam moo di ndey mbill bi ci benn wax gi nga xam ne dafa génn tout récemment daal di koy wax mu nekk kàddu bi nga xam ni dafa tëj jotaay bi li gars yi daj ndëpp li gars yi wax naan daj ndëpp dafa nekk li nga xam moo di daj ndëpp bi parce que dafa taxaw publiquement daal di ne dafa amoon benn rapport boo xam ne dama kaa waxoon ci langum politique bi ci loolu lañ ma daanee ba ne ma diffamation amande ma te tey jii mën nañ ne loolu tegu na ci loxo ñi nga xam ne ñoo war di atte léegi nag xanaa justice war nañu rus sax di daan Ousmane Sonko ci li nga xam ne tey jii mu ngi seen loxo war nañu xoolaat bu baax justice ñu koy doxalee donte bu ñu bañee Ousmane Sonko nañuy xool li nga xam moom lañ jàng te charte ndey réew mi teg ko ñu koy appliqué xëy na amaana jamono ju njëkk bi dañaa gisoon ni dafa nekkoon benn justice boo xam ni 2 mesures la 2 fois 2 mesures ñu gis ni boo faree ci état bi xëy na amaana dañuy am ay ñi nga xam ne ñoo lay waxal ñooy sa tailleur ñoo lay daggal bu ku ci mel ni Ismaïla Madior Fall en tant que professeur de droit gis ngeen ko ensemble ba mu fa demee yéen député yi nga xam ne dañaa jaar ci ay tànkam mu jàngal leen dañ ne ko en tant que ñun ba ñu gisee ngay wax lii taxaw ci télé di ko wax ñun dañu am lu ñu rus parce que yaa ñu jàngaloon ne lii ak lii tey boo taxawaatee di wax lii ak lii daf ñuy jaaxal mu nekk koo xam ni ku ñu fonkoon la ci réew mi mais ñu gis ni dem ay kàddoom ak di am ku muy nattal mbubb ak ku mu dul nattal mbubb ba loolu dem na ba mujj bi jaratul dara ci réew mi ak ñeneen ñoo xam ni bëgguma citer seen tur parce que xëy na amaana but kii bi lool waaye lépp rek ci benn la ndax yàqal la Ousmane Sonko ngir rek doo bokk ci football bi la waaye tey bi ñu seetloo ba léegi Ousmane bu fekkee jël na ne léegi man damaa woo justice mooy ci le witi boobu ngeen dégg mu ne avant pendant et après wax ba indi ay points yi nga xam ci la war a wax mooy def nañ 18 mois ci nguur gi xam nañ opposition xam pouvoir xam réalité li nga xam moo am ci dëkk bi waaye tamit wax ci justice boobu ma xam ne ci point boobu ñu wax ci justice ci la wax kàddu bi waaye ci loolu bu ñu seetloo bu fekkee nit ak noppam di xalaat rek ñu gis ni li mu wax nii daal ni li nga xam ne moom laa waxoon ñu ne diffamation la amul damaa tuumaal ndoddu gor jàmbur ba loolu amul teg ma tuuma daan ma ci ba mën ma bokk ci élection rawatina sax ñu dem ba amaana ba 200 millions tey ji nag loolu ngeen wax ne amul mu ngi ci loxo attekat yi xanaa nag justice di ngeen retourné waat ngeen defaraat seen mbir loolu rek war na tax waxuma sax ñu ubbi defar xoolaat ay mbiram de loolu rek war na tax tey ji bu fekkee rapport boobu ñu wax am na ba ci mu ngi ci loxo justice rek war na tax ñu delawaat kii ak kam ak yelleefam tey ji nag loolu la xam sa droit indi woon leeral leen lii amul kenn mu kuy taxaw ku war a mën a ne Ousmane Sonko du bokk ci atum 2029 bi kenn ko def tamit xëy na nga def lu la neex waaye bu loolu moom amaana macha allah ñu ciy xaar tamit doomu ndeyam ki nga xam ni tey jii bu demee ba bu ñuy wuyoo monsieur le président soo demee ba bu ñu demee ba bu joxe loxo ñu koy jox ñaar loxo ak di ko sukkal bu ñu demee ba 16 bu amee benn 16 rek ñëpp jug bàyyi ko mu toog extra kooku ku la fal jox la loolu lépp bàyyi xel ci moom li mu la defal nga fexe de tout di ma rendre ak pactage ci loolu te am nga bàyyi xel ni askan bi dafa am lu ñu leen fale woon te dafa yoroon li nga xam moo di baleem asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakatuh